dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee ca dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des Djinné aye léegi 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 xoolal lii ndax jaadu na xoolal lii ndax jaadu na dama jékki-jékki sama bopp metti looy metti sama tànk metti testan yi metti xoolal lii ndax jaadu na danga jaale metti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man merci beaucoup jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi waat fii ci dans le cabinet médical de El Hadj Thierno Moule Sow kii nag di taalibeem bu baax bu am kóllëre bu tudd Fatou Thiam. Elle vit à Toulouse en France. Alors elle a profité de son séjour au Sénégal pour ñëw feddali kóllëreem ak sëriñ bi ñëw nag indil ko vraiment ay cadeau ay taranga ay addiya alors Fatou dañ lay bàyyi rek nga nuyu ak téléspectateurs yi lay suivre sur la TMS TV ak aussi nga ñëwaat aussi vraiment ci objet sa déplacement tey fii pour rencontrer le marabout. D'accord asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nokkeel bu baax a baax ñooriñ doog a gisee sama xol dafa fees na ndaxte bi ñuy wax téléphone rek waaw gisante bi nag moom dafa fort torop nag wax dëgg neex yàlla waaw Rakki Sow sama benn xarit moo ñu boole léegi ñetti xarit lañ kenn ki mi ngi Canada ñun ñaar ñoo nekk Toulouse léegi nag ñu jokkalante ak sëriñ bi léegi man moom dama ko doon jot téléphone rek jënd naa nag ay t-shirt jënd naa si cuuraay bi yónni naa sama rakk ak yooyu yëpp ma gis si nag ay kii xéwal yoo xamante ne lu bëree bari daal yu bëri changé si man si sama comportement ak nit ñi ak si sama jëfeen ak si lépp ma xam ne nag waaw voilà waaw sëriñ bi moo tax daal léegi nag loolu moo tax ma ñëw comme dama ñëw vacances waaw ma indil ko montre bi et tout jënd kii bi loo xam waaw jox nga ko lu mu bëgg donc du coup mais qu'est-ce que tu fais à Toulouse? man damay ci administration bi laay liggéey. Tu travailles dans l'administration? Voilà waaw ci benn entreprise entreprise nationale voilà. Donc indaaleel tamit madame Sow ak kii indaale sama addiya pour feddali kóllëre rek di ko yëgal ne ñun daal yaa nekk suñu xol. te wax dëgg neex yàlla yow lañ gëm moom wax dëgg waaw. waaw ñoo ngi li muy def yëpp ñu ngi koy gis te ñu ngi gis suñu bopp bu baax a baax mosuñoo gisante mosuñoo jëflante ak moom wax dëgg neex yàlla duñu jëflante ak moom dara mais kii rek si téléphone rek la ñuy waxante voilà tout simplement looloo tax ma ne xaar ma jaar fi balaa may dellu voilà. C'est tout. Voilà, donc cette dame que vous voyez sur nos images, elle s'appelle Fatou Thiam. Elle vit à Toulouse. Elle travaille dans l'administration française à Toulouse. Alors, pour la première fois, elle vient rencontrer le marabout. Elle a profité de son séjour au Sénégal pour venir rencontrer le marabout et ensuite faire acte d'allégeance, mais surtout acte de reconnaissance à l'endroit du marabout, en lui offrant en tout cas ce joli montre et aussi une somme d'argent. Et Madame Sow aussi n'a pas été en reste vraiment sur les cadeaux offerts gracieusement par cette jeune dame, Fatou Thiam, je le disais tout à l'heure, qui vit en Toulouse. Elle travaille dans l'administration française. Ah, ça, c'est des produits, c'est des Ngoné yow laay bàyyi nga commenté loolu yow nga xam ne yii rek nga bëgg moom rek nga xam Ngoné am commentaire yooyu avec le jox ko waa gis ngeen boo ko téléspectateur yi waa gis ngeen nekk ki nga xam ne muy taalibe sëriñ bi
macha allah di ñaan tamit chaque jour ci li nga xam ne moom mooy ñetti tur yi nga xam ne moom moo lëmbee jamono muy ñetti Thierno Moule Sow yi nga xam ne nit ñi dañ ciy tukki nit ñi di ci am visa nit ñi di ci liggéey nit ñi di ci faj seen soxla ci saa su ne macha allah tax na nag bu daal di jógee Europe daal di ñëw xelam dem ci sëriñam macha allah gis nga mu daal di ñëw siyaar ko indil ko montre bi nga xam ne montre marque la macha allah mi ngi noonu gis nga ko moom la ko indil ko tamit li nga xam ne mooy 150 euros pour daal di koy ziare ñu ngi ni indi ay affaire tamit pour ay madame Sow ay parfum de classe mi ngi noonu gis nga ak rêve de miel bi nga xam ne tamit macha allah mi ngi noonu moom la ko jël. nu mu tudd nga ne. rêve de miel. moo taxit ma jox la nga commenté ko yére nga xam. gis nga yu baax xeet yu baax comme nga sëriñ bi dafa bëgg yu baax. ak madame Sow mi ngi noonu. macha allah nekk ay parfum de classe yu baax gis ngeen ak diw boobu ko xool xam ne ay diwu marque la lu baax la joxe ak 150 euros nii lay demee ci saa su nekk. le mara bien préparé sponsorisé par Allah ndax Thierno lu muy wax ci saa su ne lépp loo ko defar rek yàlla da koy ful bu doon ay milliards jëm ci askan bi kon nag ñetti Thierno Moule yi dafay lëmbee àdduna li muy wax ci saa su ne bul xool ci sëriñ bi ay milliards. bu xool ci ay millions yow taalibe bi dangay sàkku sa ñaanu sëriñ ba tax na sama waa ji def déplacement dérangement indi yu baax parfum de classe diw bu baax montre marque ak 150 euros xaalis tubaab bi la indi jox ko ki nga xam ne moom mooy borom kun fayakun kon nag Fatou ñu ngi lay ziar bu baax di la delloowaat kàddu bi di la xamante ne sëriñ bi nan la demee ak lañ ko dund ci ñetti turu Thierno Moule yi ba lii yëpp muy sëriñ. man moom benn anecdote rek laay wax damay faral di dem déplacement di dem ay yeneen dëkk si 2019 bi juste avant corona bi dama demoon benn dëkk bu sori bu ñuy wax Seychelles foofu waaw si Afrique la bokk mais ay îles waa ñoo ko wër ma tëdd ba guddi ma gis loo xamante ne dafay ñëw di bëgg dugg ci man may wax ñetti Thierno Moule Sow yi rek mu daw ci même séjour bi ma gént suñu yaay Mariama Camara di ajaratu Mariama Camara di ma ñaanal sama xol seet mi ngi léegi après ma ne te boobu xamante wuñu woon sax jotaguma la woon sax téléphone après laa la jot téléphone boobu dama doon seetaan vidéo yi rek léegi ma dégg si ñetti Thierno Moule Sow yi ma di ko faral di def kese rek léegi après loolu yéem ma trop nag si laa xamee ne nag waaw daal man am na loo xamante ne mu may jàppale léegi ba ma xamee loolu nag si laa commencé di jokkalanteeg sëriñ bi voilà donc lu jot ñu participer lu kii ñu voilà. déedéet ñun bokkuñ si ñun moom waaw après incha allah bu neexee yàlla dina adhéré après incha allah ñun dañoo bëgg sëriñ bi nii rek waaw ñu dañ ko topp nii rek depuis ba mu nekkee fële. avant muy tuxu fii nii la depuis 2018 lañ ko topp ba léegi nii voilà depuis unité 19 loolu la. voilà donc defe naa ne bon c'est vrai que vous avez entendu la révélation de Fatou Thiam hein? Elle vient de confirmer que elle était en voyage aux Seychelles c'est ça. Oui, c'est ça. Alors très loin c'est quelque part en Afrique. Oui. Alors une fois elle a senti quand même quelque chose d'étrange chez elle était de la posséder. Oui. Mais quand elle a prononcé le nom de Thierno Moule Sow 3 fois, elle s'est sentie soulagée. Oui. Alors c'est à partir de ce moment, elle a été convaincue que vraiment son guérisseur s'appelle Thierno Moule Sow, son protecteur s'appelle Thierno Moule Sow. C'est pourquoi elle a fait le déplacement pour la première fois ici, mais sans pourtant appartenir à l'association internationale Darou Laye Family. Alors ñuy wax nag ne Darou Laye Family association la internationale bu am doole ñu nekk en Europe partout dans le monde mais am na ñoo xam ne ñu ngi bëggee sëriñ bi ñu ngi jëriñoo sëriñ bi te dugguñ sax ci association bi donc loolu nag il faut ñu leeral ko déjà voilà l'exemple présent ici muy Fatou Thiam une jeune dame qui vit à Toulouse qui travaille dans l'administration française alors moom nee na mu ngi faju ci sëriñ bi te tegu ko bët gisu ko jàkkaarloowul ak moom rien que Thierno Moule Sow rek moom lay gànnaayoo di ko maanaam mu koy aar di ko yiir donc c'est pourquoi elle a fait le déplacement ñëw tey indil ko vraiment une somme d'argent indil ko montre vraiment de qualité indi aussi à madame la reine la princesse la première dame aussi daal di koy indil aussi tamit vraiment à des gammes gommages que Ngoné nous a vraiment superbement commenté parce que quand même c'est son domaine de prédilection.
en tout cas sëriñ bi dañ lay jébbalaat kàddu gi ci bi sa taalibe bi indile maanaam indile teraanga yi indil addiya bi te lii nag kenn du ne c'est la première fois parce que nag yàgg nga toog taalibe di la indil addiya te comme ni nga ko waxee taalibe bu seet li sëriñ bi yor waaye na seet moom la muy jox sëriñ bi mu néew mu bari na koy teg ko ci sëriñ bi parce que loolu daf koy jëriñ sëriñ bi kàddu gaaw. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaan rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yi fi toog yëpp di nuyu suñu taalibe bi ndeysaan Fat Thiam macha allah Toulouse comme nu mu ko waxee rek moom borom baax la ñoom ak Raki vraiment ak keneen ki nekk fee nu mu tuddati aram waaw aram ñëw na fi ak Raki ndeysaan moom moo ñëwagul woon ndeysaan aram ñëwoon na fi moom it jóge Canada ñëw fi vraiment ñu ñaanal ko defal ko ay affaire ba mu demee Canada mbiram yokkoku na dem na ba am fa kër ak yooyu yëpp wax na ma ko macha allah waaw aram macha allah Raki aussi noonu ñëw na fi ànd ak ay doom ak yooyu yëpp vraiment ak borom këram macha allah ñu nekk ñi ñu baax ñoom tamit vraiment dañ may bëggee saa su ne dañ maa bëgg nag vraiment bu ñu déggee ñu wax ci man dara sax ñoom ñëpp dañuy mer vraiment mais gis nga wax yooyu yëpp jeex na léegi xam nga rek lu nekkul dëgg du yàgg. waaw xam nga nag noonu la wax yi bonaan yi xam nga rek defe yaay léegi yooyu yëpp léegi ñun fàtte nañ yooyu sax léegi parce que lu nekkul dëgg rek du yàgg vraiment ñoom dañoo baax dama daan déggante ak moom saa su ne dañ ma daan yónnee xaalis moom mii yónnee ma addiya vraiment di ma kii bu baax a baax kon nag gis nga tey yàlla indi ko kerew ba muy waaj a ñëw rakkam la fi yónnee woon après mu envoyé ma mu ne ma dina ñëw incha allah yàlla def na ñëw na vraiment mu indi montre bi vraiment montre classe la macha allah indi fi xaalis 150 euros vraiment indil madame Sow lii vraiment lii daf bari na lool kontaan naa lii moom jikkoom la def saa su ne da koy def dañ may yónnee xaalis vraiment ñoom bokkuñu ci association bi waaye macha allah ñoom it ay taalibe yu mu bëgg lañu nee naa la ñi nga xamante ne sax ñu bokkul ci association bi sax ñoo ëpp ay taalibe ñi nga xamante ne waaw macha allah kon nag kontaan naa bu baax Fat Thiam di la ñaanal jàmm ak xéewal yàlla aar la sàmm la ak sa njaboot yàlla dëgëral la ak sa liggéey yaa xam li nga bëgg fii nag macha allah ñàkk jëriñu la jëf jël fii moom loo fi def rek sa bopp nga ko defal lu la doyen wax rek fii moom macha allah ni ko Ngoné waxee manqué wuñu dara booy xool nag sa sëriñ doo maanaam di xool lu mu yor doo am ci moom dara pour xool li mu yor ngay def addiya nga yow da ngay xool ci barke bi. soo ko defee rek da nga mën a am dara ci sëriñ bi mais boo ñëwee sa sëriñ doo am ci moom dara kon nag kontaan nañ bu baax Fat Thiam vraiment lii kontaan naa ci mbégte la dañ daan déggante rek tey liñ gisante vraiment kontaan naa mu nekk jigéen ji nga xamante ne ju jàmbaare bëgg liggéey vraiment di góorgóorlu di jàppale njabootam ak famille am vraiment ñoo ngi lay ñaanal jàmm ak xéewal di sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi kontaan nañ macha allah doyen. waaw mbokku téléspectateurs yi tey moom dafa mel ni vraiment c'est la journée des découvertes c'est la journée des rencontres parce que il y a quelques instants on était là une dame aussi qui vit en Belgique depuis 20 ans vient rencontrer le marabout pour la première fois moom tamit elle a fait des témoignages très émouvants mais des témoignages aussi très révélateurs sur les relations yi nga xam moom la am ak sëriñ bi et c'était la première fois mu gis ko mais am fa ay jafe-jafe am fa problème mu dox des problèmes d'articulation et bizarrement quand elle est venue ici elle avait des difficultés pour maanaam tàllal tànkam ak banque ko mais bi mu dugg see fii mu ne waaw lii lan la man sama tànk bi commencé na fonctionner mu ngi tàllalu mu ngi banque tey la jàkkaarloog sëriñ bi moom tamit ñetti Thierno Moulé Sow rek moom la doon jëfandikoo Ngoné moo tax ma ne tey moom c'est le grand retour mais aussi c'est les grandes révélations vraiment sur les maanaam la suprématie du marabout ci ay kéemtaan yi nga xam ne ni vraiment mu ngi koy def te askan wi di ci dund di ko dundee et di ci jëriñu waaw. macha allah doyen am na solo macha allah la xalifa général des jinne gis ngeen lii moom du fi gan ndax nit ñi li ñuy wax ci saa su ne fu nekk la ñuy jóge ci àdduna bi di ñëw waaye nag nit ki ku ko def ku ko wax la bëgg macha allah lii dafa neex parce que ñetti turu nit nga ñaan ci sa aajo faju kon gore moo la indi
pour nga ñëw def témoignage yëkkati sa alal ñëw jox ko macha allah kon nag lii dañuy santati rek di gërëm macha allah du ñu ne guleet ci kër gi ndax chaque jour nit jógee Europe macha allah Thierno aw ma woon liggéey Thierno aw ma woon këyit Thierno dama amoon jafe-jafe ba ci vélo doomam ñetti Thierno yaakaar naa dafa lëmbee jamono kon nag mi ngi noonu nii lay demee sur la TMS TV télé bi nga xam ne moo leeral lépp lu nëbbu woon kon doyen xanaa ñu def tàggoo rek tàggoo bu dul tàggoo macha allah ñu delloo la kàddu merci mi ngi noonu merci voilà donc waaw loolu moom vraiment on ne peut pas passer ça on ne peut pas passer ça sous silence hein, parce que aussi ça fait partie des bienfaits du marabout mooy l'encens volcan cuuraay boobu nga xam ne ni tey c'est un encens dévastateur des mauvais esprits di aar ba pare di ubbi mooy cuuraay volcan nee na daf ci bugg a baaxee waajuram bu jigéen et loolu c'est extrêmement important sànq am na koo xam ne nii grand frère am la ñëw jëndal si ay t-shirt parce que nee na daf daan dawal otoom buy demee otoom nekk ci oto bi bay nelaw ba oto yi pare-choc yi di dóorante vraiment mu ne ko nag utal ma ci t-shirt yi ngoone waaw mooy t-shirt yi sànq mu ñëw jël juróomi t-shirt yoo xam ne nee na frère moo koy frère bi tamit mosu fee ñëw mosul gisante ak sëriñ bi mais ba mu commencé di utiliser t-shirt yi ba léegi vraiment loolu ko daan nelawloo ci biir otoom daf ko bàyyi moom bañ ba ne na di jënd tamit ci cuuraay bi waaw cuuraay bi moom la voilà yaayam lay jëndal cuuraay bi voilà Fatou Thiam toujours muy jëndal vraiment yaayam cuuraay tamit parce que aussi mu ngoog sànq ñu ngi doon wax t-shirt yi mais c'est vrai que sëriñ bi nee naa leen c'est un missionnaire mais c'est un visionnaire parce que avoir la vision de penser aux enfants il faut être un grand homme pour pouvoir le faire alors lui il a été très inspiré xam ne xale il faut les protéger parce que il ne sert à rien de se soigner ou bien de soigner son père ou sa femme mais de ne pas soigner ses enfants et souvent les mauvais esprits ils attaquent les enfants parce que souvent da ngay dégg fii ñu naan ba mu nekkee xale la ko jinne bi dugg voilà waaw nee na bu mag wax na dëgg de aar boppam aar sa doom parce que boo aaree sa bopp te aaroo xale yi tamit c'est du pareil au même voilà c'est du pareil au même voilà on l'avait ngone t-shirt ñetti Thierno Moule yaa ngi noonu gis ngeen t-shirt yi pour xale yi di nga xam ne Fatou Thiam jógee ba Toulouse foofu ci France gis ngeen mu daal di ñëw macha allah daal di jox sëñ bi àddiya bu am solo mais di laaj tamit li nga xam ne moom mooy volcan joni joni bi ak t-shirt yi comme ni ma koy waxee ci saa su ne da ngeen di daw si ngeen ñëw fii kër Alaaji Thierno Moule Sow commandé ci t-shirt yi pour xale yi gis ngeen mi ngi noonu mi ngi koy def t-shirt yi dafa am barke dafa am ñaan dafa am baatin boo ko xale yi di ko solee tamit macha allah jinne yeeg rab yeeg dëmm yi yëpp dina leen protéger te nawet bi la ñu nekk te nawet bi ren dafa tàng macha allah dafa tàng jër coronavirus bee ngi fi mais jinne yeeg dëmm yeeg yëpp ñi ngi ci biir di profito macha allah kon ko ñoom ay mauvais esprit yi xam ngeen lu xew rek dañ ciy rax-raxaanoo gis ngeen noonu macha allah t-shirt yaa ngi noonu doyen voilà mooy t-shirt yi waaw nee na voilà c'est ça parce que xam nga xale day nekk ci buntu àddina vraiment nekk un porteur d'espoir donc il faut savoir aussi protéger les enfants c'est très important tu vois parce que waaw début hivernage bi waaw jër la def vraiment corona baa ngi fi de waaye ñoom ñoo kor ci corona bi dëgg la kon nag t-shirt baa ngi noonu pour Fatou Thiam pour son enfant aussi vraiment elle a pensé aussi à préserver son enfant c'est important parce que wax nañ leen ko waaw nañuy waaw mu ngo dañuy tàngalaat ceeb rek voilà mu ngo waaw du ko yàq gis nga mi ngi noonu t-shirt yaa ngi noonu am na 15000 waa am na 25000 waa mi ngi noonu muy ñetti ceerno yi ak bolaya saayaay yëpp a ngi fi macha allah mu nekk lu am solo comme ni ko sëriñ bi waxee rek nawet bi nit ñi nañu bàyyi xel seen bopp gis ngeen doom tamit ki nga xam ne ne mooy yaayam moo xaw a feebar mu daal di koy jëndal ci li nga xam ne moom mooy cuuraay volcan joni joni bi nee naa leen nit day feebar ba tëdd ñàkk espoir
fii ñu jël volcan joni joni bi yàgg nañ koo yónnee ay nit ñu nekk réanimation kii aussi yàgg nañ ko fi jël si jox ko ay nit surtout vite fait bi ñu tëdd hôpital macha allah ñu laal leen fekk ñu ne pëyét fekk tubaab bi génneloon na leen feebar waaye buñ ko laalee dañuy jóg macha allah mën a dox seen i soxla ba ñu leen di programme ay opération ñu jënd si cuuraay bi yaakaar naa ne lépp dem ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy t-shirt bi waaw Ngoné macha allah ma jël kii aussi tamit sëñ bi waaw nga ne t-shirt bi pour kan la sama benn jarbaat boo xam ne léegi la jóge fii quoi ñoom Touba lañ jóge waaw Touba waaw parce que man sëñ bi xam naa ko depuis 19 depuis unité 19 ko waaw man su ma génnee kii bi maa ngi tudd Lamine Sambu man sama yaay Keita la sant mi ngi sant Penda Ndoy Keita xam naa sëñ bi bu baax depuis 19 laa ko topp sama grand bi temps yi doomam dafa am problème quoi léegi mën na ko balaa ngaa dem di sànni sa xaalis daal nga ñëw ci sëñ Thierno ñu xool daal moom moo fi jóge léegi waaw moom lii ñu ngi ñëwaat mais yow dafa mel ne amoon nga t-shirt yi de 3 laa ci am naa samrusi bi am naa bi ñaar laa ci te dinaa ñëwaat jëndaat encore voilà macha allah kon nag yéen a ko dégg waaw nee na dégg ngeen ko mooy t-shirt yi rek ah waaw waaw sëñ bi yow it loo bëgg ci t-shirt yi waaw man benn sama soxna waaw kooku am na ma ne man ànd naa ak yow de Cëccoo yaramam tàng na de waaw waay Samba Youssou ma ne jëlal ma fii moom tamit nee na sëñ bi nga ne loo wax t-shirt yi ñaar laa si jënd benn man bu 25000 bu 15000 bu sama soxna waaw ak cuuraay waaw ak porte-clés waay Samba man sëriñ bi nag ba ma koy xam depuis unité 19 laa ko xam ku baax la te ñetti tur mi wallaahi dimbale na moom ndax am na ay jamono nekkoon naa si jafe-jafe ndag naa fi ay méthodes yi nga xamante ne xaw ma fan laa koy jooyee lu nekk def naa si waaye bi ma seetaanee vidéo mu digle ñetti Thierno Moule yi macha allah boobu laa tàqalikoog bëñ bi métti cay borom ñetti macha allah boobu laa tàqalikoog bëñ bi métti moom nu mu méttitee rek moom ñetti Thierno Moule yi laa koy waaw moom daal macha allah amiin yaa rabbi moom mooy sama garab te tamit maa ngi ñaan yàlla di ñaan si sa barke ñetti Thierno Moule yi teraanga gi ma gis fii yal naa dund bay indi lu raw lii. amiin am naa yéene bi tamit te yéene naa la ko. amiin incha allah macha allah amiin yaa rabbi. waaw nee na bëgg na t-shirt pour moom bëgg t-shirt pour soxnaam wax nga dëgg de parce que boo fajoo ba pare te soxna si wérul du sotti de. waaw kon nag borom kër noonu lay def bëgg aussi ci porte-clés yi ak ci cuuraay bi vraiment. moom tamit nee na depuis 2019 mu ngi suivre sëriñ bi depuis fële depuis këram à l'unité 19 waaw t-shirt baa ngi nii ndeysaan gis nga ni mu ko nangoo parce que nag dafa xam li mu yor moo tax dafa xam li mu yor bu baax a baax parce que dañ ne olof Njaay def ne la mu saf ko ku màcc rek ko xam voilà. mi ngi noonu t-shirt yaa ngi noonu gis nga daal di jënd li nga xam ne moom mooy t-shirt gis nga mi ngi noonu bi mooy ñetti Thierno yi nga xam ne moom moo lëmbee jamono kiti saa yaay yaa ngi fii bu la yaa saa yaay t-shirt yaa ngi noonu mu nekk t-shirt yu am doole t-shirt yi nga xam ne da lay protéger ci mauvais esprit yi da koy lakk li nga xam ne moom mooy jinne bi nekk sa yaram waaye da lay protéger dindi ay umute dindi ay blocage yi nekkoon sa yaram macha allah loo doon laal muy kale yaakaar naa ne boo solee t-shirt bi dina ubbeeku waaye nag dina la protéger nda yaram bi ba nga xam ne beneen jinne wala mauvais esprit wala liggéey borom cœur noir yi lépp ay missine yu yónnee yaakaar naa du mën a yegg si. voilà donc voilà merci. macha allah. cey les frères rouges borom kun fa yakun macha allah ñetti Thierno Moule yi dafa lu mee jamono de sa tànk bu méttee ñetti Thierno yi sa loxo bu méttee lak ñetti Thierno yi soo bëggee visa ñetti Thierno yi nga bëgg a tukki ñetti Thierno yi nga bëgg jabar ñetti Thierno yi lu lay métti ci àdduna yaa ko mënta xam dama ne sama gars yi lu leen di métti lu leen jaaxal ci saa su ne boo laajee ñetti Thierno yi rek yaakaar na aaja yi faju kon nag ñetti Thierno yi dafa lëmbe jamono doyen ci suba ba tey ci ñetti Thierno yi lañ nekk macha allah dafa am doole ñaan bu nangoo
dafa neex macha allah mi ngi noonu ñetti coorna yi waa international rek tey gis ngeen femme bi Toulouse de jóge ak beneen femme tamit bi jógee Paris tey nag gis nga mi ngi ni tey faatu yi ñoo fi daanu si nànk moo tax ma naan Thierno Moule Sow waa international ñoo ko gën a xam ñoo gën a xam valeur am ndax li muy jëflanteeg ñoom ci ay këyit ci ay vite fait ñu ay volcan surtout ak ñett Thierno yi yaakaar naa lëmbee na jamono doyen. waaw lëmbee na jamono Ngoné wax nga dëgg c'est vrai parce que nag tey moom waaw sëriñ bi mu ngi koy fàttali dañ nekk ci jamono bu doy waar jamono bu métti ndax feebar bi nga xam ne dafa am leneen lu ci laxasu dégg ngeen maanaam nit ñi muy faagaagal bari na trop médecins yi ñu ngi koy wax dem nañ bañ jaaxle leen maa ngi dégg keroog le directeur du hôpital Fann mu ne ñu ngi xalaat sax pourquoi pas dem armée ñu abal leen ay tentes ñu ñëw installé ko ci kuuru Fann bi pour mun a accueillir maladie tellement que fu mu ne nii amatuñu lal amatuñu salle boo xam ne ni mun nañ fa accueillir maladie donc loolu mooy wane ne tey situation bi fu ñu ko wax rek passé na ko mais nag nit ñi nañu aar parce que nag feebar bi du feebar kese dafa am lu ci rax parce que di wax ak nit mu ne la fii la taxoon démb gaañu na léegi la ma romb loolu moom vraiment du neen kon nag nit ñi nañu sàmmanteeg geste barrière waaye tamit nañ ci boole maanaam di aar seen bopp. parce que aar seen bopp mooy ñëw ci produit yii nga xam ne ni tey vraiment produit am solo la waaw photo baa ngi nii de. photo baa ngi noonu. li Gambien di wax nataal la cette photo. magique. nga xam ne nii léeg-léeg da ngay gis jinne joo xam ne dañ koy wàcce ci oto mu ñëw jàkkaarloo photo bi rek daal di daanu. yuuxu. photo bi lii dafa doy sécurité ci biir kër. waaw loolu la de. bii photo yi dafa mel ne Thierno Moule Sow ci biir kër rek. macha allah gis nañ fii ku ne woon jinne da ko digoon doon attaqué waaye Thierno Moule Sow nee na ci photo bi la génnee daal di ñëw jëflanteeg jinne boobu gis ngeen noonu. macha allah cadré ko ba mu rafet mi ngi noonu waaw. agrandir ko waaw tey sëriñ bi bu ñu la doon wax tey photo bi maanaam li mu aar ci ay nit maanaam ñoo xam ne ni tey dañoo nekkoon ci néeg bay daanu. bari na tey. wallaay seen kër doon lakk. seen kër di lakk. man de moom laay njëge naa yow. voilà mu ngoog moo tax. waaw donc yooyu ñu wax ci photo yi yëpp am na. doyen gis nga ki këram doon lakk kër gi doon lakk nga xam ne dafa jëloon li nga xam ne mooy kii gis ngeen porte-clés baa ngi noonu. li mooy wax porte-clés ci sa oto. ci sa caabi oto sa scooter sa néeg sa armoire ndax jinne ay coppati sa mbay naar lañ parfois dañ lay sàcc armoire yeeg yooyu yëpp gis ngeen di dañuy tël oto yi di tël scooter yi waaye porte clé Thierno Moule Sow yaakaar naa porte bu mu nekk jinne du fa vagué de foofu jinne du fa traversé waaw dañuy tàllal duñ fa nangoo taxaw sax mi ngi noonu porte clé yi photo bi tamit mi ngi noonu lëmbee jamono gis nañ ki seen kër doon tàkk gis nañ dal bi daanu woon côté bi nga xam ne fa la photo Thierno Moule Sow bi nekk yaakaar naa ne foofu rek moo rëcc macha allah kër gi doon tàkk chaque 3 heures bi ndaw si jëlee jaarale fa photo bi gis nañ kii affaire vidéo bi dugg na TMS kër gi yaakaar naa ne tàkkatul de boobu ba tey macha allah Thierno Moule Sow la mara bien préparé sponsorisé par Allah ni lay demee ci saa su ne borom kun fayakun mu mujjee ko. waaw. moo dégg naa ko pare moo. macha allah photo yi yàlla da ci def barke t-shirt yi yàlla da ci def barke porte-clés maanaam man lépp li nga xamante ne maa ngi koy génne dama ciy tëju def li ma ciy def ba pare ba mu wóor na ma ne suñu borom nangul na ma ko ma daal di koy joxe. li may joxe yëpp man dama koy utiliser déjà t-shirt yi sama doom. Prince Moule macha allah da ci yor lu bari man moom damay sol ko summi rek madame Sow noonu dañuy sol di summi rek ci t-shirt yi parce que dafa am njëriñ day dimbali nit ñi. macha allah photo yi aussi noonu parce que jinne yi ñemewuñu ko dëmm yi ñemewuñ ko rab yi daf lay aar daf lay musal te fu mu nekk yàlla da ci def jàmm bu musiba naroon am foofu rek yàlla da koy aar waaw kay xam nga nag yàlla am na ñu mu rus yàlla dafa am ñu mu rus maanaam photo yeeg. macha allah sama lépp lu takk ci Thierno Moule Sow bu nekkee rek yàlla maanaam yàlla foofu bu naroon def leneen sax yàlla day sàmm foofu macha allah maanaam day mucc maanaam làkkuraaw li ñuy wax làkkuraaw macha allah moo lee danda làkkuraaw macha allah. voilà merci donc téléspectateurs yi. acca mi ngi noonu. waa cuuraay baa ngi noonu. waaw dañ ci gis njëriñ 125 000 Sénégal 250 000 Europe mi ngi noonu macha allah gis ngeen cuuraay baa ngi noonu 125 000 lay jar
cuuraay bee ngi noonu macha allah fu mu toll nawet lañ nekk. dama yi dañuy karkaraanoo. bëgg lu ñu booleeg cere. Ngoné yaa dend ak moom sa mbokk jigéen moomu laajal ma ko cuuraay bi nu mu ko découvrir. waaw sauveur de la vie. ak jàmm ak salaam. sauveur de la vie la cuuraay bi gàncax lañ ko defaree xam-xam luñ ci defar moo bari. man mi du ma toog ñaari fan te laaluma ci cuuraay bi dañuy boyal kër ga ànd bi macha allah xal bi dañuy suuru bu baax dafa am solo bu fekkee sax yaram bi tayal am liggéey sax boo ko suuroo day day yàlla da ci def barke lii nit ñi xam nañ njëriñ bi. macha allah soxna si gis nañ la yow tamit nga daal di laaj ci li nga xam ne moom mooy volcan jooni jooni bi cuuraay bi yow loo gis ci volcan bi mës nga ko utiliser. asalaamaaleykum d'abord maa ngi leen di nuyu di leen ziar sëñ Thierno maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax a baax. tur beeg sant bi foo jógee. man maam kan laa tudd bàjjan laa si awa kan alhamdulilah rabbil alamin ba ma jàkkaarloo sëñ Thierno. est-ce que. Thierno damay dégg lu nekk si yow de ñu ma bokkal sax dese nañ laa gëm lii si xaalis bii nii tabaski bi lañ ma ko joxoon ma ne mukk di Thierno di wax si cuuraay bi dinaa ko ndax gëm naa la wóolu naa la yaakaar naa la. est-ce que. moo tax ma def foog ma dem jëli cuuraay bi dama woote fii nee na ndax ma ne leen ndax cuuraay bi njaboot gi yëpp mun nañ si suulu ñu ne ma loolu foog nga yaakaar lox Thierno la sunu waa kër dañuy xanaa sant yàlla rek la ñuy def waaye kër ga doxul alhamdulilah nag dañuy dolli di sant yàlla bu baax a baax. est-ce que. ba nga waxee ni si cuuraay bi ubbeeku am na si xéewal am na si jawarte am na man it awma lu dul sunu famille ma ne xaaral ma dem seeti Thierno mun naa xañ sama bopp pour famille bi yëpp ubbeeku est-ce que. ma doon laaj ndax mun naa jël cuuraay bi ñun ñëpp njaboot gi bu ñu dee tëju ñun ñëpp si benn néeg sax cuuraay yoo ko ndax mun na ne damay ñaan ndigal loolu rek. waaye tamit cuuraay bi xam nga nit ki bu xiifee xam nga nit moom kenn ku ne xam ne benn palaat ceeb la mën a lekk waaye boo indee benn palaat ceeb bi bëgg waa kër gi yëpp lekk palaat ceeb bi tamit dañuy lekk rek waaye duñ suur parce que cuuraay bi tamit du lii mënul suurandoo ñëpp mën na suur ñaari personnes wala 3 personnes parce que tamit pour nga mun ko mu mun la dimbali mu mun la jëriñ aussi bu baax a baax nga mun ko di ko utiliser mu mun la di jëriñ mais li nga xamante ne yow macha allah boo benn boolu ceeb tey benn palaatu ceeb soo ko bokk ak seen waa kër yëpp xam nga doo leen suur mais yow rek boo lekkee da nga xam ne lekk nga n'est-ce pas maanaam ci li ñuy wax rek cuuraay bi soo ko jëndee mën nga ci suur kenn wala ñaar mais mënoo ci suurandoo ñu bari parce que kon yow doo ci am maanaam du doy dafa war a doy da nga ko war a itti parce que li ñu ci def nii dañ ci def pour personne mais bu mënul ñàkk personne mën a nekk ñaar wala ñett mais nag pour mu mun la jëriñ bu baax a baax nga mun a gis tamit njëriñ bi xam nga aussi garab bu lay faj tamit da nga ko war a jël normal mais boo ci cofee tuuti rek day des kon nag dañuy bëgg ku ko maanaam personne bu ne mën na am su dul personne bu ne bu amul mu nekk ñaari personne sax pour nit ki mën a enjoy cuuraay bi mun la dimbal ndax cuuraay bi am na barke macha allah waaw am na barke trop loolu laa xam toog nga fi boo ñëwaat di nga fi ñëwaat di nga wax ndax chaque jour gars yi ñëw jënd ñëwaat di wax parce que macha allah dafa am barke. unité 19 laa la commencé unité 19 laa la commencé xool am na ko dëkk foofu waaw ba barki démb la jóge suñu kër mu ne ma maam bu Thierno ma ne ko waxaat ko ñaari yoon mu ne ma yaa ngi foofu ba tey ma ne ko maa ngi foofu ba tey lu dul dëgg du yàgg yàlla mi ngi fii ba tey li muy maye mi ngi koy maye ba tey sol naa t-shirt bi am naa ko ñëw naa fii aw moo ma yebal sama rakk laa ko jëndaloon moom it gëmul ma ne man gëm naa Thierno xam naa mooy kan mu jël t-shirt bi sol mu ñëw mu ne ma yaa ngi si Thierno ba tey ma ne ko maa ngi si Thierno ba tey bu soobee yàlla ma ndax Thierno mu ne ma ma ne ko lu dul dëgg du yàgg Thierno boobu ba tey mi ngi def li mu def nëbbatuwul benn yoon waaw yàlla mooy maye nee na lu mu yor doy ko dina ko jox Thierno bu soobee yàlla ma ndax Thierno ba kon ngoone lu mu koy waxee ici repose gëm naa la bëgg naa la ci sama xol dëgg la macha allah damay julli di ñaan naan yàlla na nga la wattu Thierno kon ni nga wattoo alxuraan macha allah Thierno yàlla na la fi yàlla bàyyi ba si kanam si barke yonent bi ak Cheikh Ahmed Tidiane Serigne suñu yàlla na la yàlla la fa cat bu baax a baax a baax a baax jërëjëf c'est la première fois nag ma jënd ci cuuraay yàlla na yàlla xeeb doole li taalibe yi def bëgg naa ko gis ngeen kii maa ngi doog gisante ak moom
musuma ko jox dara mais ñetti Thierno Moule Sow gis ngeen moo ko dimbali muy kontaan di ma yónnee xaalis daf may faral di yónnee addiya man taalibe yi parfois dañ may yónnee du parfois sax dañ may yónnee chaque weer dañ may yónnee addiya chaque weer parce que dañuy gis njëriñ nag munoo nekk di yónnee kenn ki nga xamante du sa papa du sa yaay te gisoo ci moom benn njëriñ man dañ may daggal salaire taalibe yi chaque weer dañ may yónnee addiya parce que dañoo gis njëriñ ci man te aussi buñ may yónnee dañuy gën a yokk inshallah dëgg la gis nga kii nii gis nga lu mu def kon nag sa mbokk yi dañoo xamul rek waaye duñ leen blâmer nañ leen bàyyi noonu amul problème ndax yonente bi moom moo ñu gën ñun ñëpp waaye du ñëpp a ko gëm macha allah defe naa ne fu mu nekk ni moom mbirum gëm Thierno ñàkk gëm defe naa ne romb nañ foofu ndax adduna bi yëpp xam nañ léegi macha allah te lu yàgg dëgg la waaw kay kon nag noonu la waaye cuuraay bi man xanaa lu ma fi dese warul mat ay ñaari semaine te cuuraay bi yittewoon naa ko lool ndax macha allah maa ngi liggéey waaye mënuma dajale li ma am même su ma ko bëggee dajale sax dinaa am gàllankoor gi nga xam ne mënuma ko dajale sama dëkk waaye tamit ndar doyoon na waar doy waar gi nga xamante ni rusoon naa sax indi sama nawle yàlla dimbal na ma maa ngi jéem a ndànk-ndànk di defar maay ba tey amaguma doole bi daal may ñaan yàlla tamit nga ñaanal ma si te tamit damay laaj cuuraay bi est-ce que mën naa ko tàmbalee fii yeggalee ko Nouakchott wala. waaw loolu ñu wax si tuuti macha allah xam nga cuuraay bi ñaari façon la am na bi nga xamante ne soo ko jëndee mun nga ko génnee dëkk bi am na bi nga xamante ne boo ko jëndee fii nga koy utiliser parfois nag nit ñëw fii war a ko yóbbu bitim réew mu wax ne fii la loolu nag ku ko ci def tamit cuuraay bi du la jëriñ dara parce que tamit baatin la te baatin nag ki nga xamante ne moo ko liggéey def ci lu mu ciy def bu nit ki ñëwee fii wala ñu yónni ko ñu ne ko demal nga jëndal ma bitim réew laa nekk nga xaaj xaalis bi aussi ñëw fi xam ne bu nekk Sénégal bi moom 125 000 la bu nekk bitim réew 250 000 boo xaajee xaalis bi nga ñëw ñu jox la nga yóbbu ko nit ki bitim réew aussi du ko jëriñ dara chaque jour ma wax ko nit ñi ma ne leen boo ñëwee di jënd nga wax dëgg rek mais boo yaakaaree da ngay nax sëriñ bi ñu jox la 250 000 ki nekk bitim réew jox la ko wala yow nga jóge bitim réew ñëw fi war a dellu ne man fii laa nekk aussi nga jënd ko fii nga yóbbu ak moom bitim réew tamit du la jëriñ ndax kii baatin lañ ci def baatin bi nag macha allahu amul tirse boo ci tirsee rek du dox loolu tamit foog mu leer parce que 125 000 ak 250 000 du benn parce que distance bi moo tax léegi distance boobu noonu parce que cuuraay bi dafa am lu muy àndal dafa am lu koy gunge tamit xam nga du lépp laay expliquer damay bàyyi nit ñi di expliquer yow da ngay gis liñ la jox rek waaye cuuraay bi dafa mel ni lu am bakkan ci waaw pour mu leer dafa mel ni lu am ay ruuxu waaw kay soo yaakaaree ne da ngay jënd ko fii war a dem bitim réew ne man maa ngi Dakar fii boo ko jëndee yóbbu ko bitim réew waaw du dem loolu moo tax ma ne ñii ñi nañu may wax ni bu ñëwee fii nañuy wax dëgg ñu jënd ko moo gën parce que nga jënd ko mu jariñ la aussi moo gën nga jënd ko du la jariñ defe naa ne amul sens macha allah waaw moom nag dinañ ko may lool rek waaw mais pour ma leeral ci nit ñi ñu xam. dégg nga. voilà kon nag. muy jëriñ. kon yaa quelque chose muy dimbali. kon boo nekkee borom xel war nga xam ne. du t-shirt kese dëgg la. voilà donc sëñ bi. kon nag defe naa ne loolu leer na vraiment wax nga sa jàngoro saafara nañ ko donc sëriñ bi li ñu jàngat ci wax ji ngoone rek c'est important aussi l'unanimité n'est pas de ce monde tey gën gi mbindeef nga xam ne mooy royu kaayam tey amuloon unanimité du dëgg mais loolu dérangé wu ko comprendre nga parce que dama wax ne fii képp ku yàlla nar a faj sa aajo rek yàlla moo lay ommatal boppam ba nga ñëw fii jege Thierno Moule taxul nga jot ci moom sori ko tamit taxul nga bañ a jot ci moom yàlla rek moo lay programmer dugal la indi la tette la ba nga xam ne da ngay ñëw fii nga ñëw sa aajo faju donc defe naa loolu am na solo trop du dëgg yéen ñii nag
ah li may wax rek daal di ne lu ne fàng kenn du ko jeex parce que lii da ngeen ci gis njëriñ parce que tey dama wax ne tey journée exceptionnelle la Ngoné parce que tey c'est la journée des rencontres des grandes rencontres mais c'est la journée aussi des révélations parce que ñu bari tey ñëw nañu fii soo ba ngoon ñu ngi fiy défilé tey c'est la première fois ñu gis sëriñ bi c'est la première fois gis ngeen sànq Fatou Thiam mi fi jógee première fois mu ngi koy gis te gis bi yëpp yàgg na par exemple jëriñoo sëriñ bi te gisu ko te tur bi rek la ko doon jëriñoo waaw ka nga xam ne nag turam boo ko waxee mu jëriñ la asamaan la lam liggéey jox la ko ah donc loolu moo wane ne quand même yàlla moom vraiment li muy maye moom moo koy maye te ku ko neex la koy jox sëriñ bi vous êtes un missionnaire mais vous êtes aussi un visionnaire Ngoné. macha allah doyen am na solo li may wax ci saa su nekk rek dañoo bañul moo tax ma dégg ñu naan bañ nañ non sëñ bi kenn du ko bañ kenn mu la sax dañoo xamul parce que dafa nekk loo xam ne dafa nekk dëgg c'est la première fois si soit du Sénégal di Guinée mel ak ay dayoo ak ay jënñelukaan muy toog di waxante Guinée par la force doole mbaam tey ngay génn parce que loolu yaakaar naa ne bii rek la am di affronté sànq rek dafa tàngoon de Guinée bi fi ñëw Guinée bu agressif xoolal sama yaram bi ñii da ko def daf ma ko tee ginnaaw jaay ma doole humilier ma sama birig naaw te loolu yëpp ci liggéey bi la ndax sëriñ bi day jël ay jasneeram def ci xaalis bu bëri ay 120 000 Guinée di ko xoot yi gis nga ñoom doole parce que dañuy ñëwee xaga ak doole mais mooy li ma wax ñëw tëggam parce que boo gisee ne kii ni Guinée mel ak ni ñu décrire Guinée nu ñu mel ak seen melukaan ñu ne kii toog di wax ak moom dafa ñëw tëggam du ma ne woon waaye bu ñëwee am na ñu bañ nabi mu ne bañu ñu nabi dañoo xamul nabi kon nag bañu ñu ceeb mu ne sax dañ ko xamul parce que lii dañ koy doo ko gis tubaab yi li ñuy capable fii defaguñ ko di toog di wax ak mauvais esprit di capturer dëmm bi toog këram gat du capturer mémoire am toog indi ko toog di wax ak moom dafa neex tëggam waaye nag boo fekkee nga gis xam ne ni kii borom baati la macha allah nii lay demee ci saa su ne na yan ko sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ay bokkam boo ko njëkk a xeex gàddaay na maa ko jëm Medina macha allah kenn mu ne saw nag yaakaar naa ne ci jaamu yàlla yi gën a xeebu yi la bokk macha allah mu nangu ko nag loolu macha allah yàlla lu mu joxoon yonent yàlla Souleymane mu dee soit jox ko lu ko raw kon nag te bañuñu nag dañoo xamul jàmbaaru l'islam gaa ngi noonu mi ngi noonu le mara bien préparé et sponsorisé par Allah protégé par Allah mooy Thierno Moule Sow pour fayakul lii lay demee ci saa su ne doyen. Merci beaucoup Ngoné. Peut-être faire le résumé en français pour fermer cette parenthèse. Alors, vous venez de vivre en direct, en tout cas, des personnes, des gens qui sont là en face du marabout, rien que pour se procurer les produits du marabout, à savoir les t-shirts, à savoir aussi les porte-clés, mais aussi ce encens volcan appelé Johnny Johnny. Mais surtout, c'est l'occasion pour certaines personnes qui vivaient à l'extérieur, comme le cas de la dame Fatou Thiam qui vit en Toulouse. C'est comme aussi une autre dame qui vit en Belgique depuis 20 ans. Alors, c'était l'occasion pour ces personnes-là de rencontrer pour la première fois le marabout et ensuite reconnaître la suprématie, le pouvoir mystique du marabout. Et cela est important, mais on continue encore à vous lancer un appel de la part du marabout sur les produits signés El Hadj Thierno Moule Sow, sur leurs valeurs, sur leurs bienfaits, à savoir le volcan, à savoir le produit vite fait. Et je dis souvent que le vite fait aussi, il ne faut pas oublier Ngoné, qu'il y a un vite fait avec quoi on s'enduit le corps, mais il y a un vite fait aussi à consommation interne, c'est-à-dire que ce qu'on boit. Et tout ça, c'est pour protéger les gens. Et surtout à ce moment important où cette pandémie est en train de faire des ravages. Mais derrière cette pandémie aussi, se cachent des mauvais esprits qui sont en train, en tout cas, de tuer les gens. Parce que quand même, il faut le reconnaître à cette veille d'hivernage, on est en train de compter beaucoup de morts dans les hôpitaux, dans les rues, un peu partout. Moi, je crois que c'est vrai de respecter les gestes barrières, comme l'a si bien dit Marabout. Mais aussi, il faut venir se procurer ces produits qui vont vous mettre à l'abri, en tout cas, de ces mauvais esprits qui profitent de l'occasion de cette pandémie pour tuer les gens. Donc, nous vous demandons, en tout cas, de rester encore scotchés sur la TMS TV. Ce soir, ce sera des moments de grande retrouvailles avec le grand khalife général kullu médecine traditionnelle El Hadj Thierno Moule Sow. ñu ngi fii ci bureau ci cabinet médical bi vraiment tag am beneen scène aussi boo xam ne dañ leen koy vivre en direct muy remise de cadeau Awa Konté bokk ci association Darou Laye nationale bi nga xam ne nii seen président ngi nii taxaw Alfousseyni Sylla mu ñëw nag indi benn cadeau dañ koy bàyyi nag
mu débale cadeau bi en direct ñu xool cadeau bi Ngoné na ko débale en direct après nag ñu jox ko moom mu def commentaire bi. waaw Awa Konté moo nekk noonu bokk ci association Darou Laye bu Sénégal macha allah nga xam ne Alseni Silla suñu président moo ko jiite mu daal di ñëw indi cadeau ba am solo cadeau baa ngi noonu nag xamaguñu lan la mi ngi ñëw. ànd ak ki mu àndal macha allah cadeau baa ngi noonu ànd ak suñu président Alseni Silla macha allah dafa ñëw tey ziar si indi cadeau kon nag ñu daal di jël doyen daal di xool cadeau bi rek ba xam lu mu indi. muy teraanga boo xam ne dafa jëm ci suñu sëriñ le khalife général des jinne le roi médecine traditionnelle du monde kon nag. macha allah. Ngoné. Ngoné image bi may gis doy na waar de. cadeau baa ngi noonu. mu nekk cadeau suñu yaay. man nekk sëriñ bi laa ko tegoon. may ma Ngoné. macha allah. Ngoné. waaw. xam naa ne. sëriñ bi cadeau yi ñu ko jox yëpp neex na ko. mais bi ko ci dàkkal macha allah mi ngi noonu. vraiment ça. c'est la photo. de suñu yaay ju tedd jooju de Adjaratou Mariama Camara muy photo bu yaay qui bénéficier en tout cas d'un cadeau moo tax gis nga. teraanga rek moo wóor. teraanga moo wóor ndeysaan tey ba mu ñëwee tey la fête des mères le 30 mai mu ñëw vraiment dem yóbbul yaayam cadeau. won yaayam fi mu toll ci moom yaayam tamit won ko moom fa mu toll ci moom. mi ngi noonu diggante doom ak ndey tey. tey taalibe bu ñëw yëkkati cadeau man nag kii tey bu doon football ma ne dribblé na ma parce que man dama foogoon ne photo sëriñ bi lay indi. du mais man mais mu ñëw. photo bi sa sëriñ bi laa ko tegoon sëriñ baa ngi nii ci kaw. waaw mu def ko en médaillon. beneen baa ngi nii suñu photo yaay. macha allah Adjaratou Mariama Camara jeeg bu baax bi tubaarikàlla macha allah sama photo nday jaa ngi noonu man mii sa photo sëriñ bi laa ko tegoon macha allah jigéen bu baax jigéen bu riis jigéen ju pare Mariama bu demoon dellu si la mi ngi noonu macha allah le khalife général des jinne mi ngi noonu jigéen bu yiw jigéen ju sell Mariama mu sell maa ngi noonu kii moo ñu jurul suñu sëriñ kii moo ñu jurul le khalife général des jinne tubaarikàlla macha allah kii nga xam ne suñu baay ba Mamadou Aline Sow fa mu ko tegoon fa la toogoon ba jàg baa ko fu jëlee kon nag suñu yaay jaa ngi noonu Adjaratou Mariama Camara lii xool seddati na yaakaar naa na sëriñ bi tey lii cadeau la ci biir cadeau le mara bien préparé sponsorisé par Allah ku li may wax ci saa su ne xalif général des jinne jeegu naxa sa xandang du ko jur jeeg bu dul sëy kat du ko jur jeeg buy yenu ndabal fay du ko jur jeeg boo xam ne sëy siwul dafa sëy si muy jur wàllu bu mel nii wàllu yaabe baa ngi nii tubaarikàlla macha allah sa maam yaa nga Fuuta Tooro tubaarikàlla macha allah sa maam yaa nga Feeñaani tubaarikàlla macha allah ca Mali tubaarikàlla macha allah suñu nday jaa ngi nii Adjaratou Mariama Camara mu baax mu ris mi tubaarikàlla jigéen bu yiw bi jigéen bu sell bi ki nga xam ne dafa ne suñu yaay ji maag yow màkka signé contrat dem rek suñu yaay ji kenn du yow te nee na yaay ñeenteelu doomam mbir ki Dembo Njaay dafa taxaw jiiñ la bàkk la wax la lu baax kon sama yaay ji da lay tiitaroo kon sama sëriñ defal lu la neex daagul fu la neex ba kenn laal la ñu digaale ko moom mi ngi noonu Awa Konté ngi noonu indi suñu photo yaay ji sama xol bi sedd na ànd seeg suñu président Alseni Silla président moom da ngay ñëw jege si nii rek président moom lii moom da ngay jëg jóge si nii rek tey moom macha allah président am nga ndam kon looy wax ci lii président nga gis ki nga xam ne moo nekk sa membre mbokk ci association bi daal di indi photo boo xam ne ñëpp sëriñ bi lañ ko tegoon mu ñëw indi cadre bu rafet bi ci Adjaratou Mariama Camara loo wax ci loolu. waaw macha allah soxna Ngoné salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu bu baax di jiitoo nuyoo bi le khalife général Thierno Moule Sow le roi médecin traditionnel du monde le king of the king le maréchal borom butu allah Muhammad borom baatu baatin borom kum faykum borom sansi sama ruus ñu ngi koy ziar bu baax di ko jokk yëge waayam macha allah di nuyu madame Sow la reine di ko ñaanal jàmm di nuyu prince Mohamed Moule di ko ñaanal jàmm bu baax macha allah. di nuyu Adjaratou Mariama Camara di ko ñaanal jàmm ñoom soxna Oumou yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xamante dañuy seetaan TMS TV di nuyu association Thierno Moule famille Darou Laye pour le développement et l'entraide du Sénégal di leen ziare bu baax di ko dalee si Mama Tunkara ñoom Gilaay ñoom Comsaire Mbar ñoom Ajirama ñoom Nani Mba Fall yooyu yëpp daal bàyyi su kenn ñoom Ndeye Mare Ndiaye yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax macha allah di nuyu aussi association Thierno Moule Darou Laye bu international di ko dalee si président bi Ousmane Samsama Roussi ak membre am yëpp bàyyi si kenn ñu ngi leen di sant bu baax ak ñi nga xamante aussi di seetaan TMS TV waaw lii moom kontaan ak mbette la macha allah si cadeau bi nga xamante bu vraiment indi na ko sëriñ bi ndax sëriñ bi moom lépp vraiment xam ngeen ne gis ngeen lu muy fonkee waajuram macha allah surtout ma yaayam Adjaratou Mariama Camara gis ne lu ñu koy fonkee macha allah vraiment mu am idée vraiment indil ko photo nataal bi
macha allah vraiment loolu maa ngi siy kontaan bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. waaw di encourager aussi taalibe yëpp comme li ko sëriñ bi faral di waxee rek bu kool lu sëriñ bi am koolal li nga xamante vraiment li nga yor nga ñëw vraiment indi ko sa sëriñ bi nga sàkku ñaan si moom ndax sëriñ bi moom yàlla defar na ko ba pare kon ñun taalibe rek ñoo taalibe di ñëw indi addiya vraiment sàkku ñaan si sëriñ bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen encourager bu baax a baax si liggéey bi macha allah di kontaan si xawaa bu baax a baax vraiment taalibe ku déggu la ku bugg sëriñ bi la waaw moom waaw dafa bugg sëriñ bi trop macha allah même korité bi fii nii da doon ñëw fii defar mburu yi macha allah lu sëriñ bi kewal day ñëw participer macha allah vraiment ku bugg la macha allah jërëjëf Alfousseyni kon nag Ngoné joxal Awa mu moom tam yëkkati ay kàddu bala ñoo jox sëriñ bi waaw acca yow tamit ñu ngi lay nuyu yow tamit di la ziar bu baax a baax nga nekk membre ci association bi tey nga daal di ñëw ziar ci sa sëriñ jël photo bi nga xam ne moom mooy cadre bi di photo yaayam ñëpp dañu yaakaaroon na sax sëriñ bi la yow tamit ñu lay nuyu di la delloo cadre bi di la laaj li nga def nii tamit. auzu billaahi mina shaytaani rajiim gannaaw bi sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëñ Thierno di ko ñaanal gudd fan ak wér waaw dama ñëwoon fii tey indi ko cadeau bi en plus dama jënd cuuraay pour jëndaale cuuraay ñu gis ne nga daal di defar photo bu rafet bu yanj mu jëm ci yaayu sëriñ bi nga daal di ñëw indil ko ko lii lan moo la ci inspiré pour nga def photo bu rafet bi génnee ko jox pour suñu yaay. waaw xam naa loolu xam naa Thierno kii am yaayam la moo tax ma defal ko cadeau yi. macha allah moo tax xam nga ne dafa bëgg suñu yaay ji macha allah di ko tiitaroo di ko teral ci saa su ne moo tax tey nga daal di jël ba pare jël photo sëriñ bi def ko ci côté bi ban inspiration nga am pour xalaat lii ne sëriñ bi da nga xool ne pour bégal sëriñ bi la wala dan nga ko xalaatee. bon en tout cas dama indi cadeau bi rek parce que man sëriñ bi mënuma ko fay. amuma euro amuma dollar amuma dara. mais xam naa ne dama ko mun rek moo tax ma indi kii. ndeysaan comme lu mu wax nee na amul euro amul dollar amul dara lii la am muy photo bi nga xam ne mooy suñu yaay Mariama mu sell mi moom la fi jël daal di koy indi pour ñu indil ko kon lii sedd na xol. jëmm ji moo ëpp dollar moo ëpp euro ci sëriñ bi am déet parce que moo meññ sëriñ bi comprendre nga kon nag nee naa la cadeau yi ñu jox sëriñ bi yëpp neex na waaye bii benn dàqalu ko ci benn dàqu ko ci kon nag sama yaay ju sell ji ñu jox la kàddu gi vraiment ci teraanga bi nga xam ne sa taalibe defal na waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di kontaan bu baax ci cadeau bi moom beneen cadeau la ci cadeau yi Awa Konté soxna Awa Konté vraiment nekk taalibe nekk ci association Daarullahi bu Sénégal bi nga xamante ne Alseyni Silla moo ko jiite mooy président bi ñoom Mama Tunkara ak ñëpp mbaar ñëpp bu ma limee damay jum vraiment kontaan naa bu baax kii nag mooy ajaratu Mariama Camara macha allah di sama xarit di sama lépp macha allah waaw cadeau bi moom dama cee kontaan photo bi macha allah ba mu jógee Màkka la mooy ba mu ko yóbbee Màkka ndeysaan ba mu ñëwee nag vraiment ci la def nataal bu rafet bi macha allah gis ngeen couronne bi nii ci kaw macha allah gis ngeen photo bi dafa yanji gis ngeen baraade yeeg yooyu macha allah def ataaya am solo macha allah vraiment macha allah taalibe nag ñoo ko monté xaw ma gilaay la xaw ma kan xaw ma galo xaw ma kan gilaay ak galo ñooy def yii de ñoom ñaar la kenn la ñoom ñaar ndeysaan ñoom monté gis nga ba pare def ma fii aussi maa ngi nii aussi def kaala ak couronne bi macha allah photo bi daal rafet na cadeau bi kontaan naa ci bu baax macha allah bég naa lool di ko ñaanal moom ajaratu Mariama Camara yàlla na yàlla guddal fanam mu yàgg fi lool vraiment di ñu gunge di ànd ak ñun ak taalibe yi vraiment kontaan naa ci vraiment ça fait plaisir daal kontaan naa macha allah kii moom cadeau bu am solo la ci man doyen kii moo raw euro raw CFA raw million milliard waaw macha allah kii nag moo leen indil seen sëriñ mooy ajaratu Mariama Camara defe naa ne saa su ne may wax ci moom na nekk jigéen bi nga xamante ne référence la comme li ñuy wax soxna maam jaara ci rang boobu la bokk ci rang boobu la maanaam jigéenu référence la daal macha allah ñoom maam Fawade Wele jigéen ñu baax waaw maam Fawade Wele macha allah ñoom maam jaara jigéen ñu baax ñe ci rang boobu la bokk de waaw macha allah mais Mariama mu sell mi waaw Mariama mu sell maa ngi noonu yal na yàlla guddal fanam macha allah kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf macha allah voilà donc chers amis téléspectateurs c'est vrai que Ngoné
on a senti beaucoup d'émotion dans la voix du marabout. Tellement il est touché par ce cadeau. Ce cadeau qui n'est rien d'autre, une photo de sa maman qu'elle aime et qu'il adore. Vraiment venant d'un talibé qui appartient à l'association nationale Darou-Laye Family que dirige le secrétaire particulier, le fils du marabout. Je veux parler de Alfousseyni Sylla. En tout cas, c'est un cadeau qui va droit au cœur du marabout et il l'a tout de suite révélé. Ce cadeau vaut plus que de l'or. C'est un trésor pour lui parce que c'est la photo de sa maman. Quand elle revenait fraîchement de la Mecque, vous le voyez sur ces images. En tout cas, c'est un merveilleux cadeau que le marabout apprécie à sa juste valeur. mi ngi noonu macha allah am na solo mi ngi noonu ki nga xam ne moom mooy président national de Alfousseyni Sylla mi ngi noonu di jël nataal bu yanji bi nga xam ne Awa Konté bokk ci association Darou-Laye bu Sénégal moo ko indi macha allah te Awa neen da ngay jëndaale cuuraay ah waaw kon cuuraay volcan bi mës nga ko utiliser ah. non non. dañ koy dégg ci groupe bi gis effet yi muy def rek. waaw moo tax nga ñëw tamit daal di jëlaale li nga xam ne moom mooy volcan l'essence joni joni volcan bi nga xam ne dafay lëmbee jamono ak nawet bi fi mu toll macha allah dugub jaa ngi ñor li ma koy wax ñii nitu guddi macha allah fu mu toll seen yaram day tàng maa ngi noonu bëgg lu ñu booleeg cere ju bees ci xam nga man maa ngi noonu macha allah mënulu ñu ma tout je suis protégé par le mara protégé par Allah ñii xam ne kenn du la tudd ñi nga xam ne dañuy cere ju bees yi dañuy bëgg luñ ko booleel lekkatu nit ñi macha allah takku leen ba dëgër mi ngi ñëw dal seen kaw de ñi nga xam ne macha allah bu nit ñi di wër yàpp xar di wër yàpp nag tamit cher email la ñuy wër maytu leen ba je suis protégé par le mara protégé par Allah mi ngi noonu nag kon nag fi réew mi toll saa yi seen laaf yi dañoo jóg takku nañ ba dëgër waaye nag da ngeen di seet si Thierno Moule Sow kun fayakun macha allah mi ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ci cuuraay volcan bi ñuy wax jooni jooni yi macha allah xam nga dañoo gaaw moo tax mu leen di tudd rek dama ci jiital sama sëriñ macha allah kon nag cuuraay baa ngi noonu sëriñ bi mi ngi noonu nee na indi nag dinaaw bi mu indee cadeau bi ba pare neen dafay jëlaale li nga xam ne moom mooy cuuraay bi nag da nga gis effet bi comme ñi nga xam ne dañoo bokk ci groupe bi utiliser ko ñu gis cuuraay bi ni mu indee ubbee ko ak ay avancement ci ñoom moo tax nga bëgg ko jënd ah. waaw moo tax kii bi rek xaalis kii cuuraay bi rek satama kii xaalis bourse la. moo tax dama dajale xaalis bourse yi pour ñëw jëndi cuuraay. macha allah mu nekk étudiante bu am jom di taalibi Alaaji Thierno nee na ci ay xaalis bourse am la dajaleel boppam xaarul yaay xaarul papa xaarul kenn nekk ci groupe bi nag gis li nga xam ne moom la sëriñam di liggéey sama genre gi ñi nga xam ne jot nañoo ñam cuuraay volcan bi di commentaire xale bu am jom macha allah dajale xaalis bourse am fas yéenee ñëw di jënd li nga xam ne moom mooy l'essence volcan jooni jooni bi nga xam dafa lëmbee jamono ak réew mi fi mu toll macha allah doyen loolu doo ci commentaire waaye dafa am fit je suis protégé par le mara protégé par Allah lu ma neex laay wax. mais Ngoné. waaw. Voilà une fille machallah très intelligente. Machallah. Pourquoi je dis qu'elle est intelligente? Parce que élève la mu dajale xaalisu bourse am. parce que mu ngi jàng ëllëg dafa bugg a am liggéey. mu ne jàng pour nga def ko. il faut nga aar sa bopp. ba pare ubbi sa bopp. moo tax lam dajale. vraiment mu néew mu bari mu ne du ma ko jëndee dara lu dama ko jëndee loo xam ne dina ma aar. dina ma aar moo tax ma ne cette fille là elle est très intelligente. macha allah macha allah nga jot a gàddu. vraiment yàlla na la yàlla dimbale vraiment ba nga yeggale aussi sa étude bu baax a baax. merci beaucoup. merci. waaw waaw. mi ngi ñëw waaw kon léegi dañuy xaar rek kon xaalis bi mi ngi ñëw ki koy indil. macha allah ñu toog mu ñaanal leen gis ngeen photo bu am solo bi nga xam ne mooy nataalu xalif général ak yaayam. indaale bigam. waaw waaw. am na xale yu bëri yi nga xamante ne ndeysaan duñu xalaat sax. dëgg la. parce que duñu xalaat aar seen bopp duñu xalaat ay ñaan ak yooyu. dëgg la. macha allah. lu doyen wax. dafa am solo. ku intelligent la. gis nga xale yi jigéen ñi wala xale yi toll comme moom asam ñuy jàng dañuy jàng ba toll fii seen jàng yàqu. dëmm yi rab yi sonal leen yàq seen jàng moom nag il est intelligent. parce que nag taalibe Thierno Moule Sow la aussi xam na lu bari ci sëriñam. moo tax mu bëgg a profité nee na bursam sax la dajale. pour ut cuuraay bi calculer loolu xam nga ne loolu lu garaaw la macha allah
waaye nag jàmm rek lay am ak jàmm ak xéewal jàng bi incha allah dina ci réussir nañ ko ci ñaanal parce que jàng tamit am na xale yu bëri dañuy bëgg jàng lool macha allah mën a jàng mais seen jàng du continuer dañuy dem ba ci digg bi rek jàng bi yàqu te fekk ne seen parents yi investir nañ ci def nañ ci lu ne waaye après zéro lu ko waral rab yi jinne yi dëmm yi ñooy dugg nit ki yàqal ko découragé loo ko wala su demee jàngi macha allah ñu ëf xel mi maanaam muy nelaw classe day jàngale son ba mokkal bu demee classe ba du xamati dara loolu yëpp jinne yi ñoo koy def mais nag boo amee cuuraay bi am ñaan aussi loolu yëpp dana la loolu yëpp macha allah da nga ci mucc daal vraiment yal na yàlla sàmm ko aar ko moom ak ki mu àndal vraiment yàlla defal leen jàmm cadeau bi ñu ma indil nag cadeau bu ma neex la mooy photo bi nga xamante ne macha allah ajaratu Mariama Camara ba mu jógee Màkka ñëw vraiment macha allah gis ngeen yëre yi sell yeeg macha allah yëpp maa ko jëndaloon vraiment ay yëre yi sell yi rafet yëre yi riis vraiment macha allah yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla bàyyi fii mu yàgg fi lool macha allah ak ñëpp ak suñu yaay yëpp macha allah. le roi des djinns, aïe, les guillemets.